Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube DKR 221 et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. di si yéy di yàbbi mais ba léegi dara jugu mais bañ si waxee waa ONG bi ñoom bañ si waxee am na benn ndaw soo xamante ni Fatou Ndiaye Fouta Tampi lañ koy woowee dafa ne ñi nga xamante ni ñoo nekk si ONG Jamra boobu dañoo war a noppi sinon rek mu wax est-ce que amul luñ sekk entre Fatou Ndiaye Fouta Tampi ak ñi nga xamante ni ñooy paa yu nekk ONG Jamra. waaw loolu moom man mënuma cee sori parce que man yàlla dafa dogal bokkuma ONG Jamra man ragal naa bu dee association benn laa bokk muy ànd sàmm jikko yi te la ma fa boole tamit mooy valeurs yi ñuy xeex rek yaa ngi dégg man nanguma bokk sax ci ay association parce que man si xeex bi lañ bokk ñoom itam ànd sàmm ñooñu sax ñoo porté xeex bi du ONG Jamra membre la ci rek parce que ànd sàmm jikko yi ab collectif la bu dajaloo association yëpp ñëw kenn ku ci nekk boo ñëwee nga représenté fa sa association ñu tuddee ko ànd sàmm jikko yi collectif kon Fatou Ndiaye nu mu tudd Fatou Ndiaye Tampi loolu muy wax moom man mënuma cee sori parce que awma ci benn preuve quoi te et puis wax ju doyat di la joo xam man awma lu ma njariñ man fi ne li ma amal njariñ mooy ànd sàmm jikko yi gi ma bokk nan la ñuy fexee ba ñu wut solution ci nguur jigéen ki dakk ci réew mi agenda bi ñu arrêté ko waaye nag ñu bañ a politiser mouvement bi c'est important parce que mouvement bi mouvement la boo xam ni dafa war a rester neutre bañ a jël benn position politique jouer rôle société civile ku bëgg a def politique nag ci ñun am nga droit libre nga dem defi ko bokk ci parti bu la neex waaye lu toll ni signature Serigne Mountakha ëpp naa politiser lu toll ni signature Serigne Babacar Sy Cheikh Mahi Niass ëpp naa politiser lii dama koy wax pour alerte parce que man fu ma bokk dinaa ci wax sama xalaat donte waxuma ci seen tur man alerte waa ànd sàmm jikko yi man yàlla dafa dogal falaa bokk mën naa ni bu ñuy cotiser damay joxe bu ñuy teew damay teew bu gars yi heure bu ñu leen naree sonal maay génn wax bari na ponkal yoom bu ñu leen fi mbëkkee maay jël taxaw défendre leen teg ko rek ci dëgg nag ak rafet njortu ni combat bi ñuy mëne pour Sénégal la maanaam waxuma ni ñoom dañuy am liste mais élection yaa ngi ñëw te jàpp naa ni ànd sàmm jikko yi am liste wër te am sàmm jikko yi dafa war a taxaw rek jouer ci digg bi neutre du tere ne koo xam ne da ngaa bokk ci biir ànd sàmm jikko yi boo bëggee sa liste nga dem wuti ko mais ñoom ña fa des ñu taxaw jouer rôle société civile pour mën a continuer di xeex valeurs yi loolu dafa am solo te rafet naa ci njot parce que ñu mel ni Babacar Mboup ak Matar Sarr ñooñu amuñu benn ambition politique te ñooñu ñoo ŋànk mouvement bi kon loolu soññe la parce que ñun li ñuy bañal Macky Sall rek loolu la ñuy bañal opposition bi nekkuñu fi tamit pour parparloo politique la diine la yaa ngi dégg maanaam Sénégalais yi boo leen woowee ci politique demal nga def politique mais boo leen woowee ci sàmm ay valeur rester ci sàmm ay valeur boo leen woowee nag ci ni yow da ngaa bëgg di wax ci lépp xam nga man tey awma sujet tabu man ci lépp laay wax yaa ngi dégg mais nag tey ñu bari dañoo jàpp ni sax damaa bokk yeewi déedéet yeewi bokkuma fa dama xaw a bokk ak ñoom ay idéologie ay xalaat yaa ngi dégg léeg-léeg bari na yoo xam mën nañ cee bañ a bokk position te bis bu dara ñëwee bokkuñu ci position ma génn wax ko parce que kenn ci ñoom joxuma 100 francs yaa ngi dégg sama daara ji ba ma koy taxawal xaw ma leen sama jàkka ji ba ma fay nekk xaw ma leen samay soxna bi ma leen di takk joxuñu ma kon man mën naa wax sama xalaat réew mi ñun ñoo ko bokk boo gisee man dossier bi ma ci sonn du wax du pour lu neex Ousmane Sonko wala lu naqari Macky Sall mais damaa xam dossier bi fi mu jëmee réew mi te réew mi méritowul république di fi jóg te réew mi bu ñu taxawul am fulla ak fayda di république mën nañ koo ñàkk parce que tey sous région bi réew yi ñu wër yëpp gis nga ni ña ngay tàkk Sénégal rek a fi des kon nag ñun ñii di ay nitu diine dañoo war jël suñuy responsabilité wax waaye ay xoqatal wala ay boy yi def ay commentaire waru laa tere wax sa xalaat surtout boo yégee sa responsabilité nag bu la leeree da ngay dugg ci bàmmeel ñaari malaayika tëpp la laaj la loo fi nekkee woon di nga wax dëgg parce que dëgg rek mooy njëkk muy mujj te alxaqu yaalu wala yola alayhi dëgg moom dara du ko féete kaw coow nag mën naa bari ak pëccëxoo ak kii mais boo taxawee ci dëgg rek dëgg dina la fekk si mooy kon ñi yor nguur gi laa ëpp ñoom lay lancer message ñu xam ni dossier bi mën naa taal réew mi léegi dossier bi mën naa taal réew mi mu doon loo xamante ni jamono ji ñu bëri ñu ngi si yéey di yàbbi kii di Adji Sarr dafa génn rek Ousmane Sonko génn est-ce que Ousmane Sonko jaroon na muy génn di waxaat si dossier bi comme moom nee na deful ah oui Ousmane Sonko
Ousmane Sonko bu noppee ñu rendi ko wolof nee na bëy bala nga ko rendi di nga ko bàyyi mu yuuxu bëy boo ko tiimee bëgg ko rendi di nga ko bàyyi mu yuuxu Ousmane Sonko bis bu noppee faatu Ousmane Sonko Adji Sarr ak i mbokkam ak El Hadj Diouf ak ñooñu wax nañ la ni wax nañ ay conférence de presse ay yooni yoon pourtant seen camp dañu doon tàccu lan moo tax Ousmane Sonko génn wax rek république bi yëpp jaxasoo fu na ay réplique jóge fa loolu da nga ciy déggee ni ci ay scénario lañ nekk te scénario baaxul réew kenn du ko yor ci scénario ak film tey lii dëgg mooy président Macky Sall moom la yàlla jox réew mi ñu nangu ko tamit mu ni mu ngi ci 54% mu defi pexe ba récupérer Idrissa Seck waaye nag unanimité la kenn mënta am unanimité mooy mënoo ni kenn du taxaw sama kanam pour opposer ma comme récupérer na Idrissa Seck na ànd ak Idrissa Seck mu gouverner bàyyi ñeneen ñi ñu gouverner dossier bi dara nekku ci dafa vide man loolu laa gëm man Ousmane Macky Sall laa njëkk a xam ci Ousmane Sonko loolu mooy dëgg. léegi nga xamante ni c'est important ma daaneel. Macky Sall laa njëkk a xam ci Ousmane Sonko. Macky nga njëkk a xam ko Ousmane Sonko. que Ousmane Sonko mais. léegi lu tax nga dem ci Ousmane Sonko. non man demuma sax ci Ousmane Sonko ñu bari dañuy jaawale man jënduma carte membre Ousmane Sonko bokkuma ci parteem na leer man parti bu ñuy wax Sénégal ci laa bokk. mais dossier bi dafa mel ni da nga faree trop ak ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko. waaw damaa gis ni dañ ko bëgg a jaay doole. damaa gis ni dañ ko bëgg a néewal doole dañ ko bëgg a kompaloo loolu moo tax ma taxaw ci wetam waaye man mënumaa far ci ginnaaw kenn Ousmane Sonko mii bis mën naa ñëw duñ bokk position. yaa ngi dégg xëy na nag nit ñi dañ lay gis nii ñun tooguñu ba tey ñuy soog wax ci politique man étudiants yi ñu ngi may dégg depuis ma nekk Égypte sama première année université laa commencé di dugg ci politique amul benn leader booy gis fi boo xam ne fekkuma keer ci ñi yor réew mi tey di ko doxal ku mel ni Alioune Badara Cissé maa ngi ci profité di ko ñaanal sama xarit la woon. yaa ngi dégg ñi ma xam sax ci ñi jege Macky Sall moo gën ñoom ñoo gën a bari que camp wu Ousmane Sonko waaye ñooñu ñëpp réew mi moo ma leen gënal te man sama conscience lim ma jox yàlla wax ma ko yonent bi wax ma ko mooy nit boo ko tuumaalee njaaloo te amoo ñeenti seede yu bokkul fu ñu jóge maanaam charia nee na yow mi ko tuumaal nañ la caw kon bu doon ci charia la ñuy àtte El Hadj Diouf dañ koy caw parce que dafay tuumaal loo xam ne amu ci preuve charia laa wax Adji Sarr dañ koy caw El Hadj Diouf moom ci boppam waaw dañ koy caw parce que dafa appuyer xalaatu Adji Sarr maanaam bu doon ci charia ku ànd ak Adji Sarr ñu caw la 80 coups parce que da ngaa tuumaal as gor njaaloo te amoo preuve lii mooy charia te loolu sëriñ si war nañoo am courage wax ko ku waxul lii rek xamal ni da ngaa ragal ñu woo la wala nga bëgg ku la jox xaalis lii mooy dëgg loolu àtte charia la mu des viol du lu ñuy organiser kenn du wax kaay violé ma loolu amagul ci àdduna bi. te da nga jàpp ni li nga xamante ni mooy lu Adji Sarr wax Ousmane Sonko mooy da koo sàqu ni organisation la. xam nga dafa am loo xam logique la laaj logique mbir mi ñi fekkee scénario bi yëpp dañoo fenloo Adji Sarr Ndeye Khady Ndiaye dafa bokk ci acteurs yi principal yi wax na ni Adji Sarr day fen capitaine Touré ku gis ay PVM buñ ko toppoon Adji Sarr a ngi ci kaso bi te ñii ñoo fekke mbir mi ki ko doon enquête ak ki mu nekkaloon ci kër gi. Séma Touré dañ ko mujj limogé ndax loolu. waaw capitaine Touré maa ngi ciy profité di ko mastaw mu nekk capitaine bu am courage boo xam ne histoire dina bindaat turam kon mbir mi il faut ñu xam ni ñun dund gi dafa gàtt yaa ngi dégg billahi man contre ma Macky Sall te mu ngi may dégg xam na ne man contre ma ko waaye réew mi moom ma ko gënal man du ma bañ nit parce que gëm naa ne Macky Sall bés bu génnee ci réew mi dañ ko war a fekk fa mu nekk di jëflanteek moom lu baax parce que am na lu mu def ci réew mi ci lu baax waaye képp ku ko bëgg te bëgg koo dimbali da koy wax dossier bi na ko teg ci suuf parce que dossier bii dépassé na Ousmane Sonko tey moo dépassé fu ñu koy jàppee boo xamee ma daaneel c'est important boo xamee force bi nekk ci ginnaaw am réew mënoo nekk leader ay ndaw ànd ak yow diaspora bi nekk sa ginnaaw jeunesse bi gëm la ñu ni kooku dañ koy neutraliser loolu mënoon na am 1960 mais mënta am ci 2022 kon pexe yi ñuy def nañ ko teg ci suuf ñu def dossier bi bu dee dañ koy àtte ñu def ko non-lieu man loolu laa gëm parce que dossier bi dara nekku ci ministre de la justice bi yilif justice bi nee na viol amul
te comme viol lañ ko doon toppee kon wax ji farankulaayu na léegi si dossier boobu c'est important ministre de la justice moo yilif justice bi nee na viol amul moo ko wax wala waxu ko dégg ngeen ko yéen journalistes yi wax na ko comme léegi comme wax na ko kay wax ji nañ ko tëj léegi si dossier bi est-ce que jarul nag ñu leeral ci kanamu sénégalais yi waaw fekkee Sonko dañ ko tooñ nañu xamal ni dañ ko tooñ mais ñii ñoo ko tooñ ñoo nekkoon si ginnaaw Adji Sarr su ko fekkee Sonko aussi dafa def nañu xamal ni sénégalais yi dafa def parce que dafa nekkoon événement boo xamante ni doomu aadama yu bëri dañ see ñàkk seen i bakkan waaw loolu la ñuy regretter ñi ci faatu parce que ñi ci faatu mënoon nañoo bañ a faatu parce que sëñ Mountakha ba mu ne teg leen ko ci suuf bu ñu ko tegoon ci suuf kenn du faatu te man loolu mooy li ma ci metti parce que dossier bi boo xamee yoon xam ne dossier bi du dossier bu jëm fenn boo xamee li xew laa waxuma ngay coow mais dossier bi kenn mënu ko jëme fenn parce que Sonko fukki xel xalaatul nga naan da nga koy teree mën a teree bokk 2024 kenn xalaat ko mënu nekk loolu dafa impossible loolu Macky Sall la ko gën a xam ñi ànd ak moom ñoo la ko gën a xam xanaa yàlla jëlee ko fi te ñaanuñu ko yàlla non yàlla insha allahu rabbi dina ko fi bàyyi parce que Sonko man demaluma fenn maa ngi joxe sama dépense te gisuma ko yaa ngi dégg man li may wax yàlla moo tax may wax li may wax mooy espoir la dafa incarné espoir ñëw di jaay benn discours sénégalais yi bañ jënd ko li mu am looloo ko may bu ko bàyyee sénégalais yi bàyyi ko fi sénégalais yi kenn moomu leen yaa ngi dégg ñun falu nañ lu jiitu Sonko ñuy xam Sonko wala Macky Sall man sama imam gi kenn mënu koo génne sama jàkk ji ku ñëw sama ginnaaw ngay topp Macky bu ñëwoon sama ginnaaw Sonko sama ginnaaw loolu la yàlla dogal yaa ngi dégg damay wax ni c'est important pour ñu waxtaan parce que réew mi fi mu ne fen dafa bëgg a dominer dëgg te nit ku saxi nopp ñun mën nañoo wax ak yow parce que nit kuy kàbbar rek di julli ko jàkkaarloo mën ngaa wax ak moom lii dëgg mooy éliminer Sonko Sénégal yi duñ ko nangu comme duñ ko nangu nag te dossier bii mën naa taal réew mi man loolu laa gëm parce que Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube DKR 221 et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications.